docteur Keba Tamba nutritionniste nga mais beneen facette bu ñu la xamal mooy coach en santé bien-être nga docteur lan ngeen di digal nit ñi ci stress. waaw Mariama stress dafa doon tey loo xam ne ñu ñëpp war nañ ci taxaw ñu mën a comprendre parce que Mariama stress baa ngi rey nit ñi à petit feu. tey suñu dund du nekk na dund boo xam ne dund bu métti la à tous les niveaux soit si liggéeyukaay yi soit si suñu kër yi nit ñi tey ñu ngi si état boo xam ne. ku la nettali problème am Mariama ne non bii moo ëpp ku la wax ay jafe-jafe ay difficulté am nga ne bii moo ëpp loolu yëpp tey doon na loo xam ne yaram bi attan ko parce que boo gisee stress ni ñu koy définir mooy adaptation c'est-à-dire yaram bi day jéem adapté wu si loo xam ne xamu ko wala tàmm ko léegi adaptation boobu nag dafa doon loo xam ne warul yéen si suñu yaram. parce que bu nit ki adapté wu dafa am lu muy defar ci biir yaram moom ay hormones yu muy defar pour mën a faire la situation exemple bu ñu joxee souvent mooy par exemple nga nekk sa bureau nii di wax ak man rek benn lion dugg ci bureau bi xam nga bu lion bi duggee ci bureau bi ñun leen rek lañ xalaat ni ñuy def ba daw wala ñu taxaw xeex ak moom façon réaction yooyu moo mën a am soit nga daw wala nga xeex léegi pour daw ak xeex dafa laaj énergie bu bëri dafa laaj nag ci biir yaram ñu mu may la énergie wala doole ak kattan pour mën a daw wala pour mën a xeex léegi loolu nag day sa yaram day soxla defar lu ñuy wax cortisol boobu nag moom mooy dem laaj sollicité di ne sa yaram ne fii daal dafa am urgence bi nag man damaa soxla suukar indil leen suukar si bëri pour nit ki mën a daw wala mën a xeex mais loolu réaction boo xam ne maximum ay 3 minutes 5 minutes mu jeex lépp dellu si waat à la normale mais ñun tey nit ki dafay nekk si état jafe-jafe nit ki day nekk si état métit nit ki day nekk si état nu mu tudd souffrance boo xam ne 24 heures sur 24 yaram bi day jéem a adapté wu 24 heures sur 24 yaram baa ngi defar cortisol 24 heures sur 24 yaram baa ngi defar adrénaline te yooyu hormone warul nekk ci état bu bëri boobu ci suñu yaram bu ci nekkee rek ay yàqute yu bëri lay créer ci suñu yaram ba tax na tey ñëpp Mariama moo xoolee tey boo jëlee 10 diabétique 6 yi wala 5 yi yëpp stress moo leen diabète loo boo jëlee cancer yi ngay dëgg nii boo si jëlee 3 yi yëpp stress moo leen yóbbu si cancer donc tey feebar yu bëri yu nit ñi di def boo xoolee tey yu ñuy wax nu mu tudd goitre wala yooyu goitre bu ñuy wax nii wala maladie de base d'eau yi nga wax nii ñoo xam ne peut-être seen pour da ngay gis mu neew yi nii wala seen bët yi jënn yooyu yëpp stress moo ko indi parce que tey dundin bu ñuy dund dafa doon dund boo xam ne yaram bi attanu ko Mariama dañuy jël adduna bi teg ko foo xam ne suñu capacité mënatu ko da ngay bëgg a dund loo xam ne yow mënoo ko mais il faut forcément nga am problème donc il faut ñu delloo soit suñu xel te ñun boo gisee tey ñuy def loolu sur le plan du coaching dañu bëgg ku nekk xam ni stress du mot bi rek il faut nga xam li muy def sa yaram mooy loolu ma la jéem a expliquer nii yëpp il faut ku nekk tey xam ni bu ma stressé maa ngi gaañ sama bopp su ma meree maa ngi gaañ sama bopp su ma amee lu ma métti maa ngi gaañ sama bopp donc ñun suñu bopp tey ñun ñooy contribuer ci loo xam ne moo ñuy gaañ moo ñuy feebarloo mais li ci gën a doy waar mooy bu dee nit moo tax ngay stressé bu dee situation moo tax ngay stressé bu dee événement mooy tax nga stressé bu dee circonstance mooy tax nga stressé jàppal ni yow sa bopp yaa ngi am complicité yaa ngi nangu bokk ci loo xam ne moo lay yàq yaa ngi nangu parce que yaa jox pouvoir boobu nit kooku di la yaa jox pouvoir situation bi mettre la ci état émotionnel boobu yaa jox pouvoir circonstance bi mettre la ci état émotionnel boobu nangu su dee xamoo li muy yàq ci yaram mais soo xamee yow nii li may def nii man sama bopp may gaañ sama bopp dina ma mën a indil diabète dina ma mën a indil cancer dina ma mën a indil beneen façon feebar su boobaa ku nekk war nga jël sa responsabilité xam ni il faut nga xeex ak stress xam ni ñuy mën a gérer stress nga jàng ni ñuy gérer stress moytu di stressé moytu di mer moytu di énervé wu moytu nit di la teg métti boo xam ne mënatoo ko supporter da ngay nekk ci benn état boo xam ne nit ki moom mi ngi taxaw fële di ree yow yaa ngi fii di souffrir donc tollu nañ foo xam ne tey suñu mode de vie doon na mode de vie boo xam ne c'est catastrophique il faut que ñëpp xam ni ku nekk dal yow sa bopp am nga ci sa part de responsabilité genre liggéey boobu nag la ñuy def dans le domaine du coaching parce que ñun suñu liggéey moom lay wax santé bien-être la santé bien-être du benn facette rek du benn levier rek mënuma tey yem ci lekk bi yaakaar ni ñu may jàppale wala ñu may tàggat wala ñu may suivre su ma gérer lekk bi rek dinaa faj seen santé dinaa faj seen wér-gu-yaram mënul nekk Mariama globalement nit ki dama koy jël dans son intégralité
parce que xam naa tey état d'esprit ban rôle ci wér gu yaram donc il faut ma liggéey ci état d'esprit bi pour mën a jàppale nit ñi gunge nit ki pour mu mën a gérer ces événements difficiles mën a gérer ces moments difficiles mën a gérer ces douleurs et ces souffrances boo gisee tey les couples sont en train d'exploser Mariama ménage yaa ngi toj lu tax parce que nit ñi xamuñu nu ñuy def ba mën a gérer yenn jafe-jafe yi nekk ci ménage. justement docteur naka la ñu mën a gérer stress. waaw parce que gestion stress bi lu bëri la li njëkk mooy yow déjà nga dellu ci yow. xam ne lenn li njëkk li mooy. ñu bañ ko d'abord ñu bañ ko d'abord il faut nga définir lan moo lay stressé. lan mooy facteur bi déclenché sa stress. boo ko xamee déjà day yomb gérer parce que déjà bu dee nit moo lay stressé mais il faut nga dem ba commencer xam ni mënu ma continuer di bàyyi kii di ma stressé. tout à fait lu tax kii di ma stressé. il faut que ma xam ko. donc quand bu ñu demee ba identifier facteur stressant bi day yomb gérer te loolu laay wax toujours nit ñi Mariama tant que ku nekk delloo siwul sa mbégte delloo ko ci sa yow d'abord xam ni yow booy kontaan ci yow la war a jógee booy ree ci yow la war a jógee sooy mer ci yow la war a jógee mais bu ñu boo yaakaaree ni yow sa bonheur tey sa jëkkër moo la war a tax nga heureuse sa bonheur ci sa jëkkër la jógee wala sa bonheur ci say doom la jógee wala sa bonheur ci sa famille la jógee erreur bu njëkk baa ngi noonu foofu la lépp di jógee parce que déception sur déception rek ngay am te loolu nag bu dee nit kooku moo lay déclencher yow sa bonheur bu ko déclenché wul mais doo am bonheur bu dee nit ki lu mu la wax da ngay mer mais bés bu nekk mu wax la loo xam ne da ngay mer donc tout dépend du sens que nous donnons aux événements yow ban sens ngay jox événement bi ban sens ngay jox propos bi nit ki wax ban sens ngay jox rapport wala nit ki xool bu mu la xoolee yow ban sens nga ko jox donc boobu benn façon gestion du stress la déjà pouvoir identifier yow lan moo lay stressé boo ko identifier day yomb bu mooy lan xam nga ni lii lay def ci man comme daf may gaañ sama autodestruction la c'est-à-dire man maay gaañ sama bopp man maay feebarloo sama bopp mais du ma nanguwaat nit di ma feebarloo du ma nanguwaat nit di ma teg yoo xam ne moom xam leer na ma ni lii daf may gaañ mooy lan ñu doon bu ñu joxati pouvoir boobu nit bu kenn nangu nit di la merloo bu kenn nangu nit di la stressé loo lépp delloo ko ci yow loo xam ne da lay stressé loo wala da lay merloo mais bu ci teg bu jox importance xam ni lépp ci yow la léegi loolu tàggat la bés bu nekk da nga ciy war a liggéey sa bopp xam ni man j'ai compris que kii li may def nii daf may gaañ Mariama mënoon dëkk ak nit bés bu nekk mu wax la loo xam ne da lay mer ngay continuer di mer rek nga xëy dem sa bureau ngay continuer di mer rek wala nga nekk ak sa patron mu lay merloo bés bu nekk ngay nekk di mer yaa ngi gaañ sa bopp yaa ngi feebarloo sa bopp léegi à petit feu noonu yaa ngi rey sa bopp bu bés boobu feebar bi demee ba exploser nag nga commencé réaliser ni pourtant lii xaw ma ko moo tax ma bëgg ñëpp xam stress waratul des rek moo ba nga na nit ñi foog dañ ko jël sax comme affaire mode koo wax léegi damay stressé boo xamoon li nekk ci stress doo nangu sax nga ne man damay stressé kenn du nangu ne damay stressé bu ñu xamoon lan la stress di yàq ci suñu wóor-gu yaram lan lay yàq ci suñu santé lan lay yàq ci suñu bien-être. premier moyen de gestion du stress mooy lan bu ñu nanguwaat kenn di ñu teg lu ñu stressé. bu ñu nanguwaat ci benn situation li ñu stressé événement par exemple pour le Sénégal tabax ñëppay stressé pourquoi ngay stressé defal li nga mën li nga mënul donc circonstance day am ngay stressé defal li nga mën comme ni ko gars yi waxee boo tëddee nelaw mais ñun tey dañuy jël suñu niveau de vie teg ko foo xam ne moyens yi mënu ko suivre donc boo amul moyen pour mën a mu tudd accompagner niveau de vie wala mode de vie bi nga bëgg mais da ngay stressé da ngay stressé mais beneen bi ci gën a am solo te ñëpp war ko xam mooy que Mariama am na loo xam ne nekkul ci sa contrôle li nekkul ci sa contrôle nag boo bëggee forcément loolu mën a am mais da ngay stressé toute ta vie. comme lan par exemple. mooy que adduna bi du mel mukk comme ni nga bëgg moom adduna bi nii lay mel te nii lay yàgg mel mbas baa ngi nii tey ñëpp toog nañu kenn bougéwul kenn demul fenn kenn mënu ci dara lii mooy adduna mooy am na loo xam ne nekkul ci contrôle kenn. donc lu nekkul ci sa contrôle bu dee lu moo lay stress toute ta vie da ngay stressé donc nit ki dafa war a dem ba mën a segg def différence entre lu ñuy wax objectif ak but tolloo foofu ba xam yow li dépend ci yow loo xam ne yow à 100% ci yow lay dépendre mais loolu du la stressé loo maintenant li dépendre ci yow waroo telloo stressé loolu da ngay xam ne lii yàlla ko moom lii du ci man du doomu aadama lii yàlla moom nañ ko telloo li ñu loo xam ne ci ñun la dépendre ñu def ko à 100%. yow tey da nga bëggoon ñu def émission bi boobu résultat la li ñuy def ni résultat la mais comme loolu nga bëggoon lii loo xam ne objectif la wala li dépense yow mooy jël sa téléphone woo ma ne ma docteur dama bëggoon ñu def émission da ngay wax waaw maintenant waaw ou pas dépendre si yow nangu def émission bi ak yow wala bañ ko nangu dépendre si yow ci mën nga dépendre ak peut-être yàlla
mais parce que yow bëgg nga def émission ak man munoo def émission bi nga stressé wala ñu jox la ne ma ok il faut nga am non dépendre si yow li dépendre si yow mooy objectif mooy action bi ngay posé pour mën a réaliser wala mën a tax li nga bëgg am boo ko delloo soo tey nit ñaa ngi stressé parce que suñu doom yi ñu ngi am ay déviances yoo xam ni ay déviances su grave wala sa ménage amoo ci li nga bëgg yooyu yëpp ay cas la donc loolu il faut ñu xam ko ku nekk mën a travailler sur ça pour que xam ni stress bi ku nekk war na jàng di nga koy gérer. bu ma la déggee mooy lu ñu suñu borom lu mu ñu tegul bu ñu nangu doomu aadama comme ñun teg ñu ko daal ba ñuy yàq suñu vie. tënk nga yëpp tënk lépp moo tax booy gis nag bu ñuy travailler sur le stress il faut un peu de spiritualité il faut nit ki di yëkkati boppam il faut nit ki di delluwaat boppam ci yàlla il faut nit ki xam ni àdduna mi ngi nii yàlla am na lu ñu sant moo tax ma ne ñëpp ku nekk delluwaatal lépp sa référence interne delloo ko ci yow nga xam ni lii ak lii mooy li baax ci yow lii ak lii la yàlla santaane su boobaa doo sonn doo stressé te say àdduna day am qualité bu gën. docteur Kéba Tamba ñu ngi lay sant di la gërëm. nutritionniste nga pharmacien nga coach en santé et bien-être ñu ngi lay sant di la gërëm vraiment ci émission bi am nañ ci jàngat bu bari par rapport ak lu ñuy lekk nu ñuy lekkee alimentation bi lan la mën a jural suñu wér-gu-yaram que wér-gu-yaram du jël garab rek wala ñàkk rek il faut suñu alimentation contribuer ci base mën naa wax ne loolu mooy base bu njëkk bi loolu mooy départ bi pour ñu am immunité alimentation lu ci am solo la ñu ngi lay sant di la gërëm auditeur rajo Sénégal International ma ngi leen di sant di leen di gërëm di sant suñu technicienne bi Mariane Ndiaye di leen di jox rendez-vous fi la 15 jours incha allah. question de santé wér-gu-yaram nan la feebar di duggee nit nu waaye di def ba moytu yenn feebar yi wér-gu-yaram yitteel ku ne question de santé di émission bu leen di biral lépp lu jëm ci wàllu wér ak wérle talaata bu jot lu ko dalee ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu Mariama Mané dina dalal ñu seen xam-xam màcc ci wàllu wér ak wérle ngir waxtaanee lu jëm ci fàggu ak fu waay di jaar ba faju question de santé talaata bu jot ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu ak Mariama Mané ci rajo Sénégal International